maa ngi commencer par dalal Ablaye Ndiaye Ngalgou ak délégation bi mu àndal yëpp ñun xalaatuñu woon sax ne nii lay toll nekkoon ñu defar bâche parce que dañu defe ne woon affaire bu yem la loolu xam naa ne loolu la gënoon bëgg moom tamit waaye nit moomul boppam donc looloo tax tamit xëy na ñu defee ko nii mais bu fekkoon ni préparé nañ ko kon xëy na fële la ñuy tànt fi ñuy tànt d'habitude def fa li si war ak après Covid bi tamit moo waral lii yëpp mais ñu ngi jéggalu si réception bi nga xam ne xëy na mënoon na fi gën a di gërëm président du conseil d'administration du président conseil départemental nga xam ni moom moo yooyoo don bi parce que moom mooy d'ailleurs texte yi lu mu wax mooy don moom moo koy recevoir joxaat ñu ko donc tey bu jàppee si ba lii egsi dañ koy sant di ko gërëm te defe naa bi mu ñëwee si hôpital bi ba tey yore ko gis nañu yokkute hôpital bi tamit ndaxte fépp fu mu mën a jàpp dafay jàpp indil ñu donc ñi ngi rafetlu loolu di leen gërëm di leen sant di wax ne matériel bi Sakho jot na ci wax lu bari mais man dama siy jukki tuuti rek di wax ni ñun déjà bu ma leen wonee suñu dossier cahier de charge yi nu nekk di defar échographie daf ci bokk endoscopie daf ci bokk endoscopie bi déjà ñi ngi doon wax ñun amuñu njëgam sax mais dañ doon wax ndax dañu wut deuxième mai ndaxte tellement prix yi ñu yomb yi ñu gën a tuuti bi ñu envoyé bu gën a yomb te deuxième mai la woon 12 millions la donc pour vous dire que ni lu rëy la ñu defal ñun te dafa nekk soxla boo xam si je pense que ça fait presque 1 an médecins yi ñu ngi ñuy topp pour ñu wut ko pour ñu renforcer ko bi ñu fi yore médecin moo ko moom di indi di ko jëfandikoo pour hôpital bi ñu tamit moom tamit ñu profité aussi occasion bi gërëm ko sant ko donc matériel bi amul fii tey lu ngeen fi indi loo xam si nekkul lu hôpital bi soxla woo dafa mel ne suñu projet yi ngeen gisoon parce que actuellement nii dañu bëggoon balay le 1er juillet ñu ubbi 5 cabines au moins individuelles équipé ko def fa télé def fa frigo bar def fa lépp nga xam ni au moins bu nu amee ku bëgg dem première classe ñu mën la téye foofu parce que gis na ni loolu dafa manqué woon aussi ci hôpital bi ngeen indil ñu ay drap yu bees tàkk indil ñu téléviseur indil ñu climatiseur loolu defe naa dafay yokk dafa mel ne daal suñu projet lañ leen soumettroon ngeen jàpp ci pour ñu réaliser projet bi donc dafa mel ne daal gis da ngeen gént suñu gént ngeen gis yàlla na ko yàlla eggale te yàlla nañ dund ba defar yooyu yëpp ba ngeen ñëw fi seen xol gën ci sedd parce que tamit loolu la matériel di jariñ matériel indil la ko nga xam ne matériel bi doo ko tëj dès demain déjà dina am yoo xam dinañ dugg ci service yi je pense que loolu moo lay wonal ni le besoin était là donc ñuy gërëm di sant rek yal na yàlla mottali seen yéene ñun tamit li ñu yéene ci hôpital bi yàlla na ci yàlla jàppale parce que loolu tamit moo tax ñu teg ñu fi état bi amul doole def lépp ñun tamit suñu ay moyens amuñu doole def lépp mais bu ñu amee ay partenaires yoo xam ne dañu taxaw suñu wet di ñu jàppale pour ñu mën a contribuer pour ñu mën a jël maladie en charge correctement dañ koy rafetlu bu baax a baax te defe naa ni seen geste bii di ngeen gis résultat bi de loolu moom maa leen ko wax d'ici quelques mois di ngeen ñëw fii di ngeen ne hôpital ba de am na lu fa changé te matériel Ablaye Ndiaye Ngalgou bi moom contribué na ci pleinement donc di wax rek personnel bi aussi ñu jàpp matériel bi entretenir que comme su fekkoon ni hôpital moo génne xaalis jënd ko parce que tamit yombul jot nañ fi ay dons yu bëri mais dons yu lu ci ëpp dafay dem ci kii bi du nekk lu ñuy utiliser dañuy ñaan nag bii suba bu ñu testé rek en tout cas seringue bi laa jot a testé branché naa tàkk na te yeneen yi tamit am naa yaakaar ne ni noonu lay demee donc ñuy rafetlu rek seen geste di wax ne dëkk moom ñëpp a ko bokk bu ñëpp jàppee rek mu yomb te yéen a ngi jàpp yal na leen yàlla gën a dooleel ba ngeen gën a mën a jàpp ba suñu yeneen projet yi tamit xëy na ñu mën ci di waxtaan pour tamit fu ngeen ñu mën a jàppale feneen rek ngeen féete ñu fa parce que hôpital moom dafa yaatu te ay soxlaam dafa bëri te état bi xëy na mënul lépp ñun tamit comme malade yi ñooy fay mënuñu def yenn prix yi pour xaalis bi gën a bëri dañuy obligé rek def selon nos moyens di ñaan yàlla rek yàlla nañu yàlla barkeel lii ngeen fi indi ba malade yi gis ci seen bopp population Tivaouane gis ci seen bopp vraiment président conseil dama koy remercier waat parce que moom tamit ku jàpp ci hôpital bi la d'ailleurs am na lu mu ñu war a defaral ñu ngi ci SAU bi mi ngi ciy jàpp def pour ñu réhabiliter ko ñu ngi ñaan yàlla moom tamit mu egg ba nu xëy di ko réceptionné bu ngeen koy réceptionné ngeen ànd ñëw fekk matériel bi yëpp ñu installé ko ngeen xoolaale ko di leen wax jaajëf du ma gudd. asalaamaaleykum mbooloo mi madame la directrice de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, monsieur le docteur Sakho, en même temps président du comité de réception des dons, je dirais,
Monsieur le maire de Tivaouane, parce qu'il n'y a pas d'ancien maire, un maire un jour, maire pour toujours. Mon frère que j'appelle affectueusement Borom Diangou bu rëy bi, il sait pourquoi. Mesdames et messieurs, qui avaient l'amabilité d'accompagner notre frère, M. Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, M. Abdoulaye Ndiaye Ngalgou lui-même, ñu ngi lay nuyu. M. Cheikh Ahmed Tidiane Diouf, ñu ngi lay nuyu, l'honorable député. Di am mbégte Ablaye ci geste bu rëy bi nga def. Xaayan nag ku dégg séeréer. Man dama doon sëy docteur. Yàlla weddi. Ma fonk loolu santé. Hôpital bi ñu tudde ko suñu maam ja, boroom reetaan ju rafet ja, maam Abdou Aziz Sy Dabakh. Ma dégg tur bi rek boobu El Hadj Malick Diop mi mooy maire Tivaouane mu woo ma ca France ni ma dafa am hôpital bu bees rek ma xam daal ni kooku moom sama affaire personnelle la ba tax na suñuy lal moo njëkk a dugg ci hôpital bi. Defuma politique xamuma kuy président Macky Sall xawma kenn li ma xam daal mooy Tivaouane comme yow ni nga mel rek te yow sax yaa ma raw parce que fas boo gis rocc ngeer moo ca raw. Yow moom kuy bëgg a fas course ak yow boo moytuwul dina xoox taxaw musuma gis lu mel nii. Ma jël samay lal ak samay déem ak samay daqaar indi ci hôpital bi commencé ma nekk ci àll bi rek doon dóor waar nekk immigré. Yàlla mi dara tëwul booy bëggal loo xam ndax des fois nga bëgg dara mu nattu la ci. Tey ñuy dox di dox ba ma ñëw doon président conseil d'administration hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh. Yàlla mi dara tëwul loolu dama koy wax parce que dafa am solo. Àddina da ngay dem ci benn jamono dootoo waxati da ngay takk. Keroog bi ñuy njëkk a def conseil d'administration mu tombeek le 14 septembre di bisu Mame Abdou. Ma ne lii de la muy jur kenn xamu ko. Président directrice du ma bàyyi ma wax lu dul dëgg. Ñu génn ci conseil d'administration muy taw. Ma ne leen lii de la muy jur du kii looloo indi lii suñu premier conseil d'administration man ma jiite ko 14 septembre jour décès Mame El Hadj Abdou Aziz Dabakh ta calculé wuñu ko dafa tombé. Yow nag je pense que li Pape Modou Gueye wax mënoon naa sax bañ a wax dara parce que dafa mel ni lii ñun ñi nga ko defal man de nga ko defal parce que nag hôpital bi gannaaw li ma nettali léegi. Ak li may bëgg a def ku ci dugal sa dërëm rek man nga ko defal ndax bu jaree ma jël budget bi ma état bi jox yépp pour def ko ci dama ko ciy def nga indi fi nag matériel boo xam ne nii moo tax moo xaayan ku dégg séeréer parce que bërki démb bi ñu jëlee 30 millions injecté ko pour jënd appareil yi benn lañ ci am benn kese lañ ci am yow nga indi ci lu mat fukk ak lu topp non content de ça nga boole ci ay petit matériel yoo xam ne nii li docteur Sakho wax kuy faj te sa blouse setul ka ngay faj sax yàlla bu ca doxee dem kuy faj te amoo lu lay saytul sa yaram nga gis caméra lan moo nekk ci sa biir yaram yàlla bu sa fit dem ba nga dem donc anniwoo fi daray como may ñaan nag ci barke ñooñu ma tudd léegi mooy Mame Abdou Aziz Dabakh mi ñu tuddee hôpital bi balaa une semaine yàlla na nga gis ci sa bopp loo xam ne ni di nga ni am na lu ma def loo xam ne ni wara te noonu lay demee ndax doom ju set laa te yéene naa la jàmm boo gisee nag ma yéene la jàmm yaa ma ko yéene ndax xale bu yaroo ma ci tàngal yeey sa gune ngaay nag ñu bëri xamuñu lan la mooy gune ngaay mbiskit la waaw gune ngaay mooy mbiskit waaw nga teg ma sama place di diisoog man yaru ndax jigéen moom boo yaroo rek mën a ànd ak moom ndax ñun suñuy ngeleju ñun ñëpp ñoo ko am suñuy bag-bagi ñun ñëpp a ko am léegi nag nga teg ma sama place ma teg la sama place koo gis nam la def xoo xamul noo koy def nam la def a tax man daal sama xol sedd na sama yéene ci yow dama koy denc parce que jarul wax Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum nee na ne ci xef yi ne ci xol yee ko gën te man loolu laa gëm macha allah nga defal ko population Tivaouane yëpp defal ko say nawle defal ko hôpital bu jara defal
parce que du hôpital boo xam ne nii dafa yem ci département bi toujours ma wax ko hôpital la boo xam ne nii day jógee ba Kédougou yaakaar barke maam Abdou yaakaar ni bu fi duggee buñ ko fajee day wér mu jóge ba Kédougou ñu koy faj loolu am na lu ma ci xam donc monsieur l'opérateur économique je dirais ñu xaar ba ca kanam ñu waxaat yeneen titres yi te yëppay ñëw incha allah donc ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal xol bu sedd doy na ñaan yàlla li nga bëgg sa xol yaa ko xam yàlla na la ko yàlla defal maa ngi ànd ak aussi kenn ci ñun dama ko fàttee nuyu te yàlla xam na ni moo ñu fi jiitu depuis 9h mi ngi fi muy Mouhamadou Rassoul Diagne nga xam ne ni il est membre du conseil d'administration de l'hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh en même temps le premier secrétaire élu du conseil départemental de Tivaouane qui m'accompagne nuit et jour dans ses actions de haute envergure. maa ngi nuyu aussi la présidente de la commission santé muy madame Ndeye Diallo moom it ñëw na pour réceptionner don bi en même temps que ñi nga àndal ñëpp di sant képp ku fi taxaw les communicateurs traditionnels la presse yéen ñëpp a jaaraama. ñi ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam di nuyu di ziar le khalife général des Tidianes Serigne Mbaye Sy Mansour di si teg sunu waajur Serigne Pape Malick Sy di porte-parole Mame Seydi Hadji Malick Sy di nuyu njaboot Mame Seydi Hadji Malick yëpp di nuyu madame la présidente du conseil départemental de Tivaouane di présidente conseil d'administration bu hôpital Dabakh Malick di nuyu la directrice de l'hôpital di nuyu monsieur le maire El Hadji Malick Diop di nuyu honorable député Cheikh Tidiane Diouf di nuyu honorable député Sokhna Astou Sall di nuyu sunu frère Yélamine Goumbala di nuyu ñi nga xam ni tey ñoom la ma yàlla boole ma ànd ak ñoom di yëkkatandoo tegandoo muy le mouvement And Defar di nuyu mouvement And Defar bu Mboro te ami topp nekk ci jataay bi ànd ak la muy joxte ak Mbaye Guilé di nuyu communicateurs traditionnels yi di nuyu la presse di nuyu waa Tivaouane yëpp di am mbégte ñëw tey bokk ak jataay sunu sœur di madame la présidente Seynaba Gaye Touré madame la présidente ñu ngi lay nuyu di la feddalewaat sunu kóllëre ci yow di rafetlu aussi vraiment sa kàddu yi nga xam ni wax nga ko et c'est pas la première fois nga yëkkati kàddu yu mel dama ko di ko jëmale ci man te toogoo ci biir néeg wax ko toogoo ci biir bi wax ko publiquement nga koy wax donc loolu ñu ngi lay sant di la gërëm madame la présidente yow li ñuy wax rek mooy jigéen nga waaye jigéen ju mën góor nga ndax da nga am yéene ci Tivaouane comme ni nga waxee moom bi l'émission monsieur le maire woowee ni la hôpital dañ ubbi hôpital Tivaouane nga jël ay lal dugal fi te boobu politico yaa nga nekk ci bitim réew loolu dafay wane ni am nga bëgg-bëgg ci Tivaouane et damay faral di wax des fois nit dañ ko dénk ndomba tànk mais war nañ poser la question avant ñu koy dénk ndomba tànk bi lan la def pour dëkkam et je pense que yow madame la présidente wane nga ni dëgg nga Tivaouane politique taxul nga bëgg Tivaouane benn bis topp dafa am yéene ci hôpital bi ndax fan yële passé dafa ma woo téléphone def na ay mois bëggoon def benn téléthon pour lever ay fonds pour hôpital bi ñu waxtaan ci ma adhéré am samay xaritam boole ak ñu ko woo leen te keroog bu yàlla defoon tey xëy na mu teg plateau di demander ci daf naa la mu fay lever dina mën a dimbali suqali hôpital bi donc xëy na ay mbir moo tax ba loolu taxawul mais mbiram war la ñu ngi xam sa yéene bu baax a baax sa taxawaay ci Tivaouane donc ñu ngi lay sant di la gërëm li ñu fi dajale tey nag mooy def juste une remise symbolique matériel bi nga xam ni tey kat biñ koy andi yàlla xamuñu woon sax ba xam hôpital am na problème ou pas mais li ñuy sante yàlla mooy bu matériel bi ñëwee waa hôpital bi yëpp d'accord nañu matériel bi soxla nañ ko parce que démb ñi ñëw sama kër démb muy docteur Sakho ak ñi ma àndal ñëpp ak madame la directrice bi nga xam fan yëpp ñu ngi jokkoo mais dañuy sentir ci ñoom vraiment benn yéene bu ñu am ci liggéey am bëgg-bëgg bu ñu bëgg pour hôpital bi jëm kanam donc moo tax dem bi ñu ñëwee yendu nañu ak ñun ñu def dispatching matériel bi yi war a dem fii dem fi war a dem ci poste de centre de santé Kër Massamba Sall dem fi war a dem Médine dem fa yi war a dem Mboro aussi dem fa donc yëpp ñu toog waxtaanee ko te amul coow amul dara donc ñu def ko ci anam bu rafet donc li ñuy wax te ñu waxoon ko démb docteur Sakho ñu ngi koy wax madame la directrice ñu la koy wax ñu ngi koy wax madame la présidente hôpital bi bu fekkee dafa am matériel yoo xam daf ko soxla te amu fi te yéen a ngi wut budget pour def ko man de wax naa ko de suñu amee expression des besoins bi
dinañ fexe ba matériel bu dugg fi te du coûter hôpital bi dara donc loolu waxuñu ñun dañ koy jënd suñu bu ñu ko mënee suñu poste dañu ko def mais par rapport ak suñu travail suñuy partenaires yi nga xam yàlla bool nañu ak ñoom dinañ fexe ba loolu dugg seen oto bu ñu dugg seen matériel dina expliqué Tivaouane donc ñu ngi wax vraiment madame la directrice li ñuy yéene ci hôpital bi yéene ko aussi ci Tivaouane donc mu nekk lu yéene bu sell ñi ngi yàlla na yàlla eggale yéene boobu donc ñi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di bàyyi di fàttaliku ko tamit kenn koo xam ne tamit suñu kilifa la suñu wayjur suñu lépp di sëñ Abdou Aziz Al Amine donc ñu ngi koy fu ñu mën a toog il faut ñu yëkkati kàddu sant ko ñaanal ko yàlla yokk leeram ndax tey bu ñu demee ba taxaw rek gannaaw yàlla ñaanam ak ndigalam moo ñu topp ñu taxaw donc ñu ngi koy ñaanal yàlla na yokk leeram yàlla na tax si barkeem donc ñu ngi sant waa hôpital bi yëpp di jégaluwaat vraiment si ni mu demee ni parce que bi ñuy ñëw dañuy wax dañuy def benn remise symbolique mu nekk lu simple mais ni ko yàlla dogalee moom noonu la ko yàlla dogal donc ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wa salaam